Maximum de partage, mes amis, et minimum de non partage. Parce que si vous partagez vidéo yi dafay tax ñëpp jot ci te ñun dañ lu ñuy wax dañu bëgg ñëpp jot ci parce que ay dëgg la waaw dëgg yu tàng jër la te nit ku nekk booy wax dëgg rek di nga bëgg ñu bëri jot ci parce que lu ñuy wax dafay yee sénégalais yi parce que suñu mbokk sénégalais yi ñu ci réer dañoo bëri fii dalalil xadim maanaam ci réer gu njëkk ga la ñu réer moo tax à chaque fois rek du ñu tay mukk di leen sensibiliser ci yenn yi di leen conscientiser xam nga di éveiller les consciences c'est très important donc ñu fas yéene waxtaanee Guy Marius Sagna ci arrestation bi ak mandat de dépôt am ak yeneen dinañ ko waxtaanee waaye li ci gën a fës le point saillant de notre live c'est le mandat de dépôt de Guy Marius Sagna et de Dr Babacar Diop et compagnie. Donc lu may njëkk ñaawlu mooy temps yi dafa am ay kàddu yoo xamante ni dama ko dégg muy jub ci ñi nga xam ne ay liveur lañu du ma fi nekk nag di citer ay tur waaye dégg naa ñu bari ñu ngi wax naan sénégalais yi jaruñoo xeexal parce que booy xeex duñu génn gis nga nit comme nga nekk jullit di julli c'est un devoir 5 piliers yi ñu la waxal ci l'islam ne mooy tax nga nekk jullit loolu c'est un devoir am na ci yoo xam ne soo ko mënee nga koy def lu ci mel ni azaka lu ci mel ni aj Makka xam nga waaye julli xam nga du la wàcc ba ngay dee te kenn julliwut pour yàlla kenn julliwut pour jullit ñi waaye kenn julliwut pour nit ñi tamit ku nekk julli bi ngay def pour sa bopp la man amila salihan fali nafsihi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kon yàlla moom soxlawu ci dara loolu nag la xeex bi mel maanaam combat citoyen bi xeex intérêt Sénégal yépp jarul découragé jarul wax ne Guy Marius Sagna dafay génn ci mbedd mi kenn du ko topp kenn du génn sénégalais jaruñoo xeexal Guy Marius Sagna moom xeexul pour sénégalais yi dafay xeex en tant que patriote en tant que citoyen sénégalais boo xamante ni da nga gis lu jaaduwul ñu teg ko sa askan nga génn di xeex yow su fekkee sénégalais yi fekk si wuñ la mais dara ñoom ñoo xam ku génnut yaa xam ku nekk yaa ngi def sa devoir man actuellement nekkuma fa wax dëgg yàlla mais ku nekk dafa am fooy bay sa waar man li may bay sama waar mooy damay toog di wax li nga xamante ni gis naa ko te jaaduwul ci dëkk ba kenn ku nekk dafa am foo xamante ni da nga fay jàpp xam nga Guy Marius Sagna da ngeen koy gis mu muy def ay live moom il descend sur le terrain pour wax li nga xamante ni moom moo ko naqari léegi nag nit ku nekk booy xeex di xeexal sa dëkk da ngay xeex yow pour dëkk bi mais bu nit ñi wàccul nit ñi danañ la gis ci terrain bi suñ la gisee dinañ xam ne kii c'est un patriote kii dafay combattre injustice parce que combat la boo xamante ni c'est un combat citoyen mais nekkul benn combat boo xam ne da nga koy def pour xaar nit ñi génn su fekkee sénégalais yi seen jeunes yi ay tapet lañ su fekkee sénégalais yi seen jeunes yi dem làmb wala dem nawetaan moo leen gënal ñu yokk seen courant wala ñu yokk seen ndox wala ñu teg leen loo xamante nii lu métti la mu jaral leen ñu toog seen kër yi di naan ataaya mais ñoom ñoo xam man de duma bàyyi wax ba may deeyee man damay wax ci Sénégal ba may sàngoo suuf kenn mënu maa intimider kenn mënu maa décourager loo bu ma kenn sax seetaan man garaawul mais li ma war a wax moom li nekk fii sama xol bi fii métti ma ci Sénégal en tant que citoyen en tant que patriote dama koy wax dama koy wax kenn du ma décourager man amul kenn ku ma mën a décourager loo ci xeex bi parce que xaw ma ñan ñooy supporter injustice waaye man bokkuma ci man kon yéen ñi nga xamante ni yéenay nekk di wax naan ay sénégalais yi xeexal leen jaru ko voilà nañ bàyyi xeex lu tax ñu koy bàyyi
suñ ko bàyyi dañuy may gars yi victoire dañuy may politiciens yi victoire politiciens yi bon yi nekk Sénégal rawatina waa nguur gi Macky Sall ak ñoom àndal dañu am victoire suñ kaw kon nag il faut que ñu continuer xeex bi quoi le combat doit continuer Guy Marius Sagna lu muy def c'est un devoir am la mooy c'est un citoyen sénégalais c'est un vrai patriote gis lu ko naqari ci réew mi la constitution lui permet de descendre sur le terrain de manifester ñu ko koy interdire mu wan leen carrément ne leen constitution bi moo leen féetee kaw yéen ñëpp su ma amee lu ma naqari damay wàcc ci terrain bi xam nga tey nous avons affaire avec des bandits des dictateurs à l'occurrence Macky Sall qui est à la tête parce que Macky Sall avant muy accéder au pouvoir di nekk président de la République lu ñuy xeex nii yépp daf cee àndoon ak ñun di ko xeex mais il nous a trahi c'est un traître te ñuy ëpp ci Sénégalais yi noonu la ñuy mel bu ñuy ut ak bu ñu amee du nekk benn bu ñuy ut façon fen bu nekk dinañ ko fen mais si toutefois ñu accéder au pouvoir rek ñu accéder au pouvoir dañuy trahir tout le monde Macky Sall a trahi toute la population sénégalaise parce que li mu doon wax yépp respecté wu ko arrêté Ousmane Ngom bi ñuy bàkko ñoom et puis dañoo ñàkk jom gouvernement bu ñàkk jom lañu am arrêté Ousmane Ngom sagaru arrêté bu bon boobu noonu ce fameux arrêt xawma lan de Ousmane non man am na yoo xam ne des fois dama koy damaa xam ne ñii bu ñu demee bay nekk fii di tiitaroo arrêté Ousmane Ngom man dama naan ñii amuñ maanaam le ridicule ne tue plus quoi ils sont ridicules quoi Macky Sall bi arrêté Ousmane Ngom bi génne en 2011 moom moo jëloon benn mer gàddu mooy basang yooyu noonu ñiy lem matelas yooyu ne dafay dem fanaani place de l'indépendance léegi tey ñoom ñu ñuy gëmloo ne arrêté Ousmane Ngom bi si la ñuy basé wu pour interdire des marches te ils n'ont pas le droit d'interdire des marches amuñ droit boobu parce que constitution bi moo may bépp citoyen sénégalais boo amee lu la naqari nga manifester mais da ngay dem nga yëglu kan ngay yëgal mooy les préfets mais respecté wuñ ci dara naafeq gi am Sénégal man moom loolu mënuma ko comprendre yow démb yaa ngi doon xeex benn cause tey nga toog na da ngay basé wu ci loolu pour interdire marche xam nga kon loolu yëfu naafeq la Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp bi arrêté Ousmane Ngom bi génnee lan lañu waxoon ànduñ ci constitution bi moo ñu may droit pour ñu manifester bu ñu amee lu ñu naqari ñu génn manifester léegi tey nag ñoom toog nañ di interdire marche et puis Guy Marius Sagna lan la mën a def Macky Sall il n'était pas armé kenn mënta wax ne Guy Marius Sagna dafa yoroon pistolet wala dafa yoroon paaka wala dafa yoroon jaasi pour ñëw agresser garde présidentielle bi wala bu duggee ci biir palais bi bu dajeeg Macky Sall lan lay def Macky Sall da koy rey wala da koy def lan manifester ñëw laal giri palais bi giri yi laal ko nii mais loolu est-ce que jar na di jël nit di ko def mandat de dépôt laay laaj mais kon loolu dafa am lu nekk ci gannaaw mooy dafa am benn haine boo xamante ni moo nekk diggante nguur gi ak Guy Marius Sagna am benn haine boo xamante ni dafa nekk diggante justice bi ak Guy Marius Sagna diggante procureur ak Guy Marius Sagna te loolu yëpp li ko waral mooy ñoom ay complice u Macky Sall lañ lu neex Macky Sall si la ñuy dox manifestation ñëw ba ci buntu palais bi laal giri palais bi jàpp ko loolu lan la mën a wàññi Macky Sall ak Guy Marius Sagna sax suñ ko bàyyi woon su ko garde présidentielle bi bàyyi woon ba mu dugg ci biir palais bi ba fekk fa Macky Sall est-ce que dafay dóor Macky Sall bal mu dee wala da koy dóor ko peñ il n'est pas violent c'était une marche pacifique mais c'était une marche pacifique
c'est un citoyen sénégalais am na lu ko naqari il descend dans la rue pour manifester li nga xamante ni moom moo ko métti mais quel est le problème démocratie bu ñuy oote ci Sénégal bu doon dëgg la ah tey jii war nañoo permettre bépp citoyen sénégalais bu am lu ko naqari donte kenn nit la koo xamante ni dafa am lu ko métti mu ñëw yore pancarte am taxaw ci buntu palais bi ñu may ko benn temps ne ko 30 minutes wala 1 heure de temps bu jeexee nga dem su bañee ñu jàpp ko yóbbu ko loolu mooy démocratie démocratie bi dafa war a nekk dëgg waaye démocratie bi am Sénégal ay fen la du dëgg taxaw buntu palais léegi manifester léegi dem taxaw buntu palais léegi c'est un délit quoi maintenant c'est un délit palais présidentiel nga am lu la naqari nga dem taxaw ci buntu bi kon léegi président bi xanaa kon moom buur la wala lan la xanaa buur yi sax dinañ nangu tey ku am lu la naqari nga dem taxaw ci buntu bi manifester et puis dañoo amul benn droit di interdire marche pourquoi ñuy interdire marche dans un pays de démocratie ñu ne dañuy interdire marche pourquoi fan lañ ko teg ah Guy Marius Sagna man duma mas a toog di ko wax naan ko ay bàyyil sénégalais yi jaruñ ko pourquoi ñuy wax loolu kenn waru ko wax ñun Guy Marius Sagna xeexul pour les sénégalais pour Sénégal lay xeex parce que moom c'est un sénégalais c'est un citoyen sénégalais bu gis lu ko naqari mu koy manifester te daf cee am droit mais justice bi nii vraiment c'est une honte quoi la justice sénégalaise justice boo xamante ni à chaque fois 2 poids 2 mesures kumba am ndey ak kumba amul ndey impunité boo xamante ni kenn mënul xam fan la commencé ak fan la yem benn waay boo xamante ni c'est un citoyen sénégalais am lu ko naqari ànd ak juróom-ñetti nit garde présidentielle bi taxaw yore seen ay armes ñooñu lan lañ mënal garde présidentielle bi ak lan lañ mënal Macky Sall nañu waxante dëgg dafa am yoo xamante ni c'est pas logique dafa am yoo xamante ni luy làqatu ci gannaaw haine la c'est une haine maanaam c'est Guy Marius Sagna qui dérange kañ la manifestation nekk délit kañ la citoyen bi di am lu ko naqari ñëw di exprimer wu di ko wax nekk délit ñaata nit ñoo am lu leen métti def lu gën a graaw lu Guy Marius Sagna def te dooruñu leen mandat de dépôt tey jii Guy Marius Sagna bi mu demee ba jàpp giri palais présidentiel bi mënoon nañ leen jàpp yóbbu leen sax daf leen garde à vue wala ñu leen dégage jaay leen doole par force ñu jógee foofu ne leen bu leen jegee fii nii parce que force de l'ordre yi ñu ngi fi gendarme yaa ngi palais ñoom ñooy garde présidentielle bi police a ngi partout ci Dakar juróom-ñetti nit mën nañ leen a të su fekkee da ngay bañ ku marche ñëw ba laal grille palais bi buñ ñëwee ba accès dafa ba laal ko mais jàpp leen ngeen dem dootu leen garde à vue 2 jours bàyyi leen wala ngeen dégager leen ñu jógee foofu noonu mais di leen jàpp di leen yóbbu kaso Macky Sall nguuram gi dañuy foowee kaso parce que Macky Sall lu mu mas a def kaso moo tax ku sëqat rek mu jàpp la yóbbu la rëbës te rëbës moo gën a bon ci kaso yi nekk ci àdduna bi xam nga kaso yi nekk ci région yi du ngeen dégg mukk gars yi di jàmbat méttiwaayu kaso yi ci région yi tey jii kuñ tëj rëbës dafa la transfèrement ci région yi sax da ngay sant yàlla mais rëbës catastrophe la dafa nekk loo xamante ni dafa mel ni dañ ko teg foofu noonu pour règlement de compte mais benn kaso la boo xam ne pour koo xamante ni dañ la enal wala ñu bëgg la corriger bëgg la yar rek foofu lañ lay yóbbu quoi réew moo xamante ni ku sëqat ñu jël la yóbbu la kaso pour lan di fowee kaso mais su ngeen di tiital wala ngeen di intimider dafay fekk ku ngeen di intimider mooy Guy Marius Sagna mu ragal kaso parce que moom ragalul kaso bu ragaloon kaso lu mu def du ko def
bi mu génnee kaso yàggul kon tëj kaso bi loolu ça sert à rien. Macky Sall doit accepter des critiques ku boot bu ki xaj daf lay baw mënoo nekk président ba pare def sa bopp buur na kenn du la wax dara mënoo fay toog lu la neex nga def ko ba pare te kenn du manifester. Sénégalais yi sonn nañ sonn goo xamante ni dafa jéggi dayoo amoo dara looy def lu dul di yokk courant bi te train de vie de l'État gis ngeen nu mel. Comment tu peux avoir une caisse de 8 milliards une caisse noire de 8 milliards ba pare Sénélec am problème nga ne léegi askan wi ñoom ñoo koy fay pour lan? Président assemblée nationale am caisse noire am ay milliards député yi nga xamante ni ñoo nekk ci majorité bi nga xamante ni amaluñ Sénégal benn njëriñ tàccu lañ fa nekkee ak di bàkkoo naan ay député Macky Sall lañ di fayee ko ay 1,5 million. Président groupe parlementaire bi di am ay 5 millions président de commission yi di am ay 2 millions et quelques nga créer ay institutions yoo xamante ni amul benn njëriñ ça sert à rien du tout aucun sens amu ko. Conseil économique et social environnemental au conseil des collectivités territoriales ak milliards yi nga def ci TER bi yooyu yëpp boo ko dajalee woon tey mën na fàtt trou yu bëri tey duñ am problème ay Senelec du am problème état bi du ko ameel xaalis ba ne askan wi ñoo koy fay askan wi toujours ñoom ñooy nekk dans la merde pour lan. loolu nag moo naqari Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop ak ñu àndal ñu wàcc ci mbedd mi. Sénégalais yi nag moom jarul sax ñuy compter ci ñoom rawatina la jeunesse parce que man damaa mënta nangu nga nekk nit kenn jiite réew mi nga ne ni mu ma jiitee baax na lu mu def baax na du ma ko wax dara sa réew jaralu la dara naar yi da ngay gis bu ñu yokkee mburu buñ ko yokkee sax ñu wàcc ci mbedd mi. Algérie tey seen président bi mu ñëwee ne dafay am 5e mandat di toog ci fauteuil roulant ñoom ñëpp ils sont descendus dans la rue ñoom ñëpp génn wan ko ne ko carrément réew mi du sa réew mi ñun ñoo ko moom. mais comme que sénégalais yi ñoom jaralu leen loolu mais ñun ñi nga xamante nii ñun jaral nañu ñuy wax jaral nañu ñuy wàcc ci mbedd mi mais buñ découragé bu ñu kenn découragé loo nañ def suñu devoir mooy bu ñu amee lu ñu naqari buñ si ragal kaso buñ si ragal ku ñuy saaga nañ ko wax parce que bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk chaque jour ma répété ko yonent bi wax na ko xubbul watani minal iman naa fex gi bëri na Sénégal trop bu ñu jàppee sëñ Daara Xaadim parce que dafa enchaîné benn taalibe man bokk naa ci ñi nga xamante nii man doomi daara laa këru diine laa dëkk ci këru diine yi nekk Sénégal ci benn këru diine laa dëkk fa laa juddoo fa laa yoroo kon këru diine yi ñëpp xam nañ ne ay daara la daara moo samp këru diine yi te man d'accorduma ci xale boobu noonu ñu enchaîné mais pourtant am na ñu bëri tey ñoo xamante ni dañuy wax ci turu l'islam di wax ci turu daara kaasal nañ imam bi intimider justice bi ba justice bi dellu ginnaaw léegi est-ce que boo nekkee sëñ daara wala nga nekk oustaz wala nga nekk sëriñ yow benn entité rek nga war a xeexal wala benn communauté rek nga war a xeexal booy xeex da ngay xeex pour Sénégal yépp pourtant ñi doon kaas naan sëñ daara bi dañ ko war a génnee ci kaso bi waruñ kaa jàpp dañuy xeex daara lan moo tax ñoom kaasaluñ Guy Marius Sagna te Guy Marius Sagna c'est un citoyen sénégalais boo xamante nii constitution bi moo ko may droit mu wàcc marche ñu jàpp ko tëj ko kaso. man su may wax man ci lépp laay wax man Sénégal man du ma wax ci benn côté rek man ci lépp laay wax sëñ daara bi ñu ko jàppee man dama ñaan clémence pour la justice sénégalaise pour ñu dawal jurisprudence xam ne loolu ay pratique yi lu amoon la yu yàgg te sëñ daara bi mu koy def dafa ko pour toroxal xale bi mais dafa jàpp ni loolu cosaan la pratique bu yàgg la ci Sénégal nit ñi yàgg nañ ko def te pourtant loolu ñoom dégg nañ ko justice bi dawal nañ jurisprudence sukkandiku ci coutume yi pour dawal jurisprudence
bi sëñ Mountakha waxee ñoom ñëpp dañoo tiit dellu ginnaaw moo tax ñu bàyyi ko. man bi ma déggee procureur bi wax ne nañ tëj Khadim 2 ans de prison dont 2 mois ferme si ba pare nag ne dañuy délibérer le 4 ci laa wax ne ñii danañ yoxamal affaire bi dañ koy bàyyi moo tax démb verdict bi bu mu wàccee man bettu ma biñ ko dooree 2 ans avec sursis bettu ma parce que dañ leen intimider dañ leen tiital léegi intimidation boobu noonu am ci sëñ daara bi nga xamante ni dafa jéng benn xale bu amoon ci affaire Guy Marius Sagna bi est-ce que dinañ ko def mandat de dépôt te pourtant Guy Marius Sagna cause bu noble combat bu noble ci la nekk c'est un combat noble qu'il mène il est en train de mener un combat noble léegi bu ñu jengee benn taalibe ñëpp génn wax intimider la justice mu dellu ginnaaw léegi benn citoyen boo xamante ni moom li muy xeex c'est pour tous les Sénégalais pour l'intérêt du l'intérêt national kooku kenn du ko waxal dara moom dañ koy bàyyi ñu yóbbu ko kaso di ko toroxal te bu ñu fi jàppee xale bi enchaîné ko justice di def liggéeyam ñu bëree génn di rëy làmmiñ di wax di ratatat yi naan dañuy xeex daara yi dañuy lii dañuy laa te man pourtant wax naa leen ne leen doomi daara laa te d'accorduma ci pratique boobu noonu amoon na bu njëkk ba te gis naa ay nit yu ñu ko def ñoo xam ne sama ay morom lañ ñu doon daw jàng ñu jàpp leen enchaîner leen ci daara ji ay yoon xam nañ ne alxuraan jar na ko inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabiran loolu la yàlla wax loolu d'accord nañ ci mais nag dañoo toll ci jamono joo xamante ni am na pratique yoo xamante ni dañ ko war a weesu waratuñ cee nekk parce que jamono dafay dox yonent bi masul dugg avion yonent bi masul tëdd ci benn terrasse boo xamante ni day am climatiseur masul am portable yëre yu rafet yi ñuy sol jasner rek yooyu masu ko sol parfum yu neex yi laalu ko dund bu neex bi ñuy dund instant bi ci jamono jii ba léegi nii ñoom dunduñ ko même sëriñ yi nga xamante ñoom ñoo nekkoon Sénégal ñoom sëñ Touba El Hadj Malick moom El Hadj Abdoulaye Niass ak ñoom ñeneen ak ñeneen luxe bi nga xam ne moom lay seen sëriñ di dund instant bi ñoom dunduñ ko woon te pourtant ñoom ñoo taxawal affaire bi ay Cheikh Omar Fouti yoog ñëpp est-ce que ñoom dugg nañ ci oto yi tooy yi seen sëriñ di dugg est-ce que ñu ngi dugg ci avion yi di voyager di dem fu leen neex ci àdduna bi est-ce que am nañ climatiseur est-ce que amoon nañ courant ci jamono jooju est-ce que amoon nañ frigo pour naan ndox mu sedd ci jamono jooju noonu kon jamono buy dox da ngay dox di ànd ak moom kenn du fi wax ne pratique yu daan am bu njëkk ba toujours moom mooy am te pourtant juge bi ak procureur bi ci loolu la sukkandiku ba jàpp sëñ daara bi dóor ko mandat de dépôt ngeen harcelé ko pour mu bàyyi pour mu bàyyi sëñ daara bi yéen ñëpp ngeen faral sëñ daara bi waaw léegi nag Guy Marius Sagna nag moom pourtant lu muy xeex pour Sénégal yëpp la soo kaasalee sëñ daara bi mais kaasalal Guy Marius Sagna mais ñëpp di ko seetaan pour lan nañ bàyyi naa fex gi naa fex baaxul nañ bàyyi naa fex gi naa fex baaxul te gis nga réew feeg mu ngi am affaire ay discrimination billahi wallahi tallahi du jëm kanam man tey lépp lu ma gis Sénégal muy ci wàllu politique wàllu culture wàllu religion ak lu mu manti doon tam ngeen baal ma dafa amoon ko ma doon oo lépp loo xamante ni intérêt Sénégal la man mu soxal Sénégal man dama ciy wax mais du ma ne ci benn côté rek laay wax Guy Marius Sagna place am du Rebeuss nañ ko génnee moog sëñ Babacar Diop wala docteur Babacar Diop xam nga ñan ñoo am place Rebeuss mooy les délinquants de la République. Je nomme directement Alioune Sall, le petit frère du président de la République. Il a volé nos 6 000 milliards avec Franck Timis. te dara fekk ko ci ana scandale poste bi ñoom Siré Dia ana scandale kudd bi Cheikh Omar Anne da ngay bokk ci nguur gi sàcc sax ñu yokk sa grade ñu récompenser la jox la poste ministériel Cheikh Omar Anne kudd la nekk ARMP inculpé ko
épinglé ko kon ngeen baal ma ci ay rapport yoo xamante ni ay ñebbe la doon déclaré kenn xamul ñaata la ko doon jëndee ay surfacturation fan la mujj dañ kaa def ministre de l'enseignement supérieur ana Mame Mbaye Niang affaire yi Prodac bi lu tax leer luñ ko pourtant bi mu démissionné di sóob président bi def na ko bul démissionné accepté wu ma sa démission mais doomi Moustapha Cissé Lo bi ci deuxième institution bu Sénégal bi foofu la dem di semer le bordel parce que dañoo saaga papam te papam moom moo choisir pour nekk politicien moom moo choisir pour nekk député moom nekkul député ba pare dem ba ci deuxième institution bi muy assemblée nationale di saaga maître Djibril War ne maître Djibril War moo saaga papam semer le bordel dans une institution te defuñ ko dara te gendarme yi ñu ngi foofu assemblée nationale gendarme yi ñoom ñoo yore institution yépp ñoo nekk assemblée nationale defuñ doon Moustapha Cissé Lo bi dara te kooku il devait être arrêté ba pare dóor ko garde à vue xoolal 2 poids 2 mesures bu am léegi Guy Marius Sagna dem palais di manifester ñu jàpp ko trouble à l'ordre public naan ay dafa rebelle wu fan la rebelle yoo boo nekkee rebelle da ngay yore arme mais Guy Marius Sagna kenn mësu ko gis mu yore pistolet kenn mësu ko gis mu yore paaka il n'est pas violent ñi war a dem kaso nañ leen jël ñu yóbbu leen kaso te bàyyi doomi jàmbur bi nii mu génn dem këram dañ bàyyi prison yi ñuy foowee prison kenn du ko tabax pour di toroxal ay doomi aadama mais dañ koy tabax pour ñi nga xamante ni ñoo fa war a dem ñu dem fa mooy les délinquants te république bi bari na ay délinquants Moustapha Cissé Lo toog na fii défier ñëpp défier procureur défier toute la justice sénégalaise na leen immeuble yi nekk fii Dakar tabax bu gaaw bi jaaykatu drogue gi ñoo koy tabax ak trafiquant de faux billets yi mooy ñi nga xam dañuy def blanchiment de capitaux ñoom rek ñoo fiy tabax bu gaaw bi te pourtant kenn awu ko léegi défendre intérêt réew mi léegi mooy délit mais sàcc alalu réew mi luubal alalu réew mi léegi nekkatul délit affaire yi Bougazelli bi lu mu nekk la main dans le sac moo tax ñu yóbbu ko kaso mais su fekkoon ne du loolu billaahi wallaahi tallaahi ku noonu nëppal nañ ko bu yàgg-yàgg mais dañ ko jàpp la main dans le sac affaire bi siiw ñu siiwal ko nit ñi di wax moo tax ñu jël ko yóbbu ko rëbës waaye bu taxtoon ak loolu comme ni mu jëlee ay dossier ne moo ci teg kuddam kon noonu lay def suñu réew mi suñu bëggee mu baax nañu bàyyi naa fex gi di waxante dëgg bàyyi parloo gi bàyyi 2 poids 2 mesures Sénégal ñëpp war a tolloo ci kanamu yoon man dama mas a gis fu xeexal sa askan nekkee délit fu marche nekkee délit dans une république wala dans un pays de démocratie justice boo xam ne président lañ àndal lu neex président neex na leen mais loolu c'est catastrophique moo tax bi ma déggee Demba Kandji démb ce faux type là naan day wax ci indépendance de la justice naan il faut qu'il y ait des moyens xawma lan ak lan tu n'as rien à dire Demba Kandji yow yaa yàq Sénégal Macky Sall deuxième mandat bi yow yaa ko ci jàppale ba mu jàll premier tour tu n'as pas de leçon à nous donner je suis désolé lii ba kañ jusqu'à quand ba kañ ni ngeen mel yéen Sénégalais yi noonu rek la leen président bi jàppee noonu la leen di jiitee suñ jikko yi il faut ñu defar ko suñu réew il faut mu am lum ñu jaral waaye buñ falee nit bàyyi ndiku nit ki lu ko neex lay def Macky Sall nag ci loolu lay abusé wu mooy la passivité des Sénégalais
parce que daf naa ñii loo leen teg ñu tegoo ko duñ wax loolu moo tax lu ko neex mu def lépp lu mu def lu mu bëgg a def na ko mu jàll te kenn mënu ci dara ñëpp toog seen kër yi tëj na fi Khalifa Sall tooñ ko tëj ko forcé ñu fi parrainage jël suñu ay carte d'identité def ci 52 milliards kenn mënta jot sa carte d'identité ñi war a voter mu xañ leen seen vote am ay sénégalais yoo xamante ni am nañ seen ay parti am droit nekk candidat mu recalé leen mu jël fenn moo tax lu mu bëgg a def daf koy def xam nga ne tey jii courant bii nii mu yokk nii tey wax dëgg yàlla moom du ko yëg waxoon naa ko su ko doon yëg du ko yokk ba doole yi rek ñoom ñooy payer les pots cassés toujours on est toujours dans la merde ñun doomi ba doole yi am na ñoo xam ne duñ fay sax courant te ñu ngi ci nguur gi dañ leen di fayal courant di leen fayal ndox jox loger leen di leen fay salaire te liggéeyuñ république bi dara serviruñ patrie bi xam nga ne loolu métti na bu ñu bëggee nag suñu réew mi baax ñun ñooy déterminé mu jaral ñu wàcc ci mbedd mi kenn ootewu fi violence parce que violence bu amee man mii du épargner sama famille kenn ootewu fi violence mais une marche pacifique boo nekkee ci réew ñu jiite la ki la jiite di def lu ko neex mel ni moom réew mi jàppee boppam buur am ay naafeq yu ko ci jàppale da ngeen koy wan carrément na ko réew mi ne vous appartient pas donnu leen ko ci seen baay te gis nga li ma leen doon wax ne moom lañ ko doon seetaan muy def di def dem na ba ci 3e mandat bi barki démb déglu ngeen RFI journaliste bi interpellé ko ci affaire 3e mandat bi mais nanguwu cee wax sax lu leer nous ne sommes pas encore là la wax je viens de démarrer mon 2e mandat loolu la wax mais xam nga tey RFI c'était une occasion pour mu éclairer population bi boobaa lan lay wax suñ ko ci laajee c'est simple c'est moi qui a verrouillé la constitution personne n'a le droit de faire 2 mandats consécutifs wala personne n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats consécutifs c'est mon dernier mandat jeex na ñëpp bàyyi cee wax waaye dafa leeralul dara xam nga lan la wax ci sama 2e mandat laa nekk ñu ngi may soog a fal 6 mois laa dafa gum léegi daal man loolu duma ci wax kon déjà xam nga ne kon narul njub parce que li ko may fit boobu noonu mooy bi mu toogee ba léegi bépp combat bu mu seq ak askan wi ak opposition bi moom gagné na ko il l'a gagné facilement lu mu bëgg a def na ko mu réussir léegi loolu nag moo koy may fitu ne 3e mandat bi su ma ko bëggee tamit noonu laay def am naa ay naafeq yu ma jàppale xam nga damay forcer jàll Sénégalais yi ay tapet la ñemewuñ génn loolu def ci boppam bi de il nous a tous défiés hein loolu def ci boppam bi moo tax gis nga affaire 3e mandat bi nu mu tontoo journaliste RFI bi ci ngeen di xamee ne kii narul njub amul intention bu rafet Sénégal rek ngay dégg ñuy am problème mu di wax ci ay 3e mandat Mali gu ñu dendal suñu nawle yooyu Mauritanie gu ñu dendal léegi jox nañ ñu exemple Cap-Vert ku ñëw def 2 mandats dem Cap-Vert léegi bonne gouvernance sax ñoom ñoo ñu ci raw ak transparence Cap-Vert laa la wax billaahi wallahi tallahi seen alternance dañ ko respecté ku ñëw def 2 mandats da ngay dem sa yoon Mauritanie Abdoul Aziz dafa coup d'état Sidi Cheikh Abdoulaye la coup d'état mais bi mu toogee ñaari mandat la def jox xaritam dem donte xaritam la jox mais def na ñaari mandat dem Mali Alpha Omar Konaré Moussa Touré
ak ATT Amadou Toumani Touré ñoom ñëpp ku nekk ñaari mandat nga def dem sa yoon. te IBK mi déggu leen mukk mu wax ay waxu 3e mandat te mu ngi ci 2e mandat yam coow boobu kenn déggu ko Mali Niger avec Ousoufou kenn déggu fa loolu Sénégal rek ngay dégg coow boobu noonu parce que ki ñu jiite moo nekkul nit ku baax te jubul. léegi nag ñàkk nañ fayda ñun Sénégalais yi ba mu yab ñu ba li mu bëgg a def ko ah nañ toog di seetaan rek. billahi wallahi watallahi maa ngi koy gëñ laa la wax ni te ku ma tegaloon kaamil ma waat ko ne waa ji il va briguer un 3e mandat wax naa leen ko yéen lu leen di xamal loolu mooy su bëggoon lu leer bu ko ci journaliste bi interpellé dafay répondre directement ci question bi wax lu leer ne maa ko waxoon te constitution bi mayuma pour ma am ñaari mandat bii mooy sama 2e et dernier mandat jeex na su ko defee Sénégalais yëpp ne ah léegi nag wax jeex na wax na ko RFI mais waxut sax lu leer àgguñ foofu la wax nous ne sommes pas encore là ko kon lu mu bëgg te ñi nga xamante ñoom ñooy ay xaritam yi muy àndal nga xamante ni ñoom la àndaloon di traverser le désert muy Sori Kaba nga xam ne Fatick la dëkk comme moom booyam la ak Moustapha Diakhaté nga xam ne yàgg na ko soutenir depuis bi mu amee problème ak Ablaye Wade ñooñu bi ñu waxee loo xamante ni arrangé wu ko nekkul à sa faveur ci 3e mandat bi da leen na dàq Bougazelli génn fii wax ne Macky Sall par force dina nekk candidat te day gagner par force parce que constitution bi moo ko may juridiquement mën na nekk candidat moo ko wax moom yàlla àtt nañu ak moom. yàlla àtt nañu ak moom ba pare nga dégg moo Njaay Rahma bu Kaolack moom it génn wax la même chose kon xam nga ne ñii nekkuñ ñu honnête nekkuñ ñu baax te li leen may loolu mooy sénégalais yi ñoo leen ko may sénégalais ñoo leen may loolu ñoo leen may fit boobu parce que bi mu toogee ba léegi lu mu bëgg a def yëpp def na ko ak force jaay doole affaire bi jàll. léegi nag mu ne ñii daal duñ dara man lu ma bëgg a def dinaa ko def te am na ñu nekk ci côté am di ko jay ngeen baal ma dama amoon appel gars yi moom des fois da ngay live ñu lay oo rek am na ñu nekk ci côté am di ko jay naan ko doo moromu gars yi waaw yow boo fi jógee sax ku lay remplacer xam nga loolu waxu naa fekk la te ndeysaan am na ñu koy wax loolu ñoo xamante ni ñoo ko xeex sax jaxase ko ak Ablaye Wade mu dem élection ànd ak bëgg soxla pour conquérir le pouvoir à la conquête du pouvoir bi mu demee à la conquête du pouvoir ñooñu dañ ko doon xeex di ko saboter naan kii xamul boppam kan moo koy jox réew mi naan amul ay nit di ko wax lu nekk di ko taxer tous les noms léegi ñooñu ñoo toxu ci moom démb bi muy inauguré A330 Neo bi mooy Airbus bi Souleymane Ndéné Ndiaye moo toogoon ci wetam parce que moom mooy président conseil d'administration bu Air Sénégal te ndeysaan moom moo nekk le dernier premier ministre d'Abdoulaye Wade bokkoon ci ñi nga xamante ni masuñu jàppale Macky Sall doon ko xeex léegi tey dem na ci moom gaajo dem ci moom Awa Kuddu Ndiaye fii la sàcc ay kuddu déclaré fi ay kuddu def ay surfacturation yu jéggi dayoo mu jël ko teg ci wetam léegi xoolal naa fekk googu noonu ak hypocrisie boobu noonu te ñoom ñëpp ñoo yem ils sont tous pareils parce que nit doon la saaga démb doon la xas doon la xeex tey nga jël ko teg ko ci kanam moo tax Moustapha Cissé Lo génn il tire toujours sur le président de la République il ouvre toujours le feu sur le président de la République parce que nee na ñoom ñoo doon ànd ak ñoom di sonn léegi mënatuñ ko sax gis ñi ko doon xeex ñoom la jël teg au devant te wax na dëgg te dafa mel ni ñoom bu ñu faloo yooyu yëpp dañ koy fàtte waaye daal Olof Njaay nee na géwél bu reppee ci xare moom lu mu jiin daf koy xeeb te gëm naa ne Macky Sall ku repp la ci xare bi def na lu nekk nag mu jig ko
impose na fi nit ñi parrainage jàpp ay nit jaay leen doole tëj leen ci kaso bi lu nekk mu def ko mu jig ko jël suñu ay carte d'identité def ci lu ko neex jël suñu ay élection def lu ko neex jël code électoral bi def ci lu ko neex ak fichier électoral bi à quelques mois des élections présidentielles mu jig ko waaye 3e mandat bi ñu ngi ñaan yàlla bés buñ àggee foofu noonu yàlla àtte parce que sénégalais yi comme dañoo tapet dañoo passif duñ génn rawatina jeunes yi nga xam ne bu nawetaan ootee ñu dem feesal stade bu làmb ootee ñu dem feesal stade bu Wally Seck ootee ñu dem feesal grand théâtre te seen réew jaralul leen ñu wàcc ci mbedd mi te ñoo gën a sonn kuy sonn jeunesse bi am na si ñu bëri ñoo xamante ni bu ñu xëyee café Touba sax fukki dërëm duñ ko am pour jënd ko doo mën a ndékki ñii di dugg ay gaal di dee ci yoon bi tey rek dégg naa ñu ne am na benn gaal bu këpp Mauritanie parce que Espagne lañ doon dem mais ci côté Mauritanie yi fa la gaal bi chaviré ñoom ñëpp ñu dee léegi ngeen toog lu ñu leen teg ngeen tegoo ko te ñoom seen doom yi sonnuñ ñu ngi ci jàmm jàngeewuñ ci école Sénégal yi jàngeewuñ ci université Sénégal yi fu ñuy jàngee France fu ñuy jàngee Canada fu ñuy jàngee États-Unis ba pare am seen ay milliards tey jii lu tax ci Macky Sall tey ak lu tax ci Marème Faye fii ba bay àdduna bi di tukkee laa la wax dootuñ ñàkkati parce que ils ont volé tout l'argent du pays ak ñi mu àndal ñépp ñu ci ëpp léegi nag yéen ngeen préféré toujours nekk dans la merde quoi nekk ci calvaire ku feebar doo faju ah nit ñaa ngi dee ci ay yu ñàkk fayda yoo xamante ni bu dee ci réew tubaab bi la taf ñu gérer ko mu jeex yow ay nit jiite la sàcc ay milliards di ko lekk chaque jour seen doom yi nekk ci condition yi bien yow sa yaay bu feebaree wala sa frère soo demee hôpital da ngay jënd ticket 2000 soo amul xaalis duñu la laal ba nga dee dégg ngeen waa ji génn fan yi jumeau yam bi dee na benn auto militaire moom moo ko mbëkk bi mu ko mbëkkee daw sapeur ñëw jël si ko hôpital bu ñu dem ñu ne duñ ko jël hôpital bu mu dem ñu ne duñ ko jël ba mu dee gis ngeen ko muy indi ñëw ci réseaux sociaux yi ba affaire bi wër na àdduna bi c'est catastrophique loolu du dal doomi Macky Sall du dal doomi Amadou Ba du dal doomi Mansour Faye doomi Alioune Sall ñi ñu àndal ñëpp ku ci sa doom si biiru sax France nga koy yóbbu faj ko wala nga yóbbu ko feneen mu faju ji loolu yëpp bu amee nag yéen a ko maye yéen peuple bi rawatina jeunesse bi uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee waaw donc loolu daal lañ amoon lu ñu doon wax ñu exiger nag la libération immédiate et sans condition de notre frère notre compatriote Guy Marius Sagna et Serigne Babacar docteur Babacar Diop et compagnie nañ leen libérer nu mu gën a gaawee seen place du Rebeuss Aliou Sall moo am place Rebeuss ak Bougazelli du fa nekk nii ak ñeneen bandi yi jaaykatu drogue yi Moustapha Cissé Lo wax na ne ko procureur ñoo mérité pour dem Rebeuss waaye Guy Marius Sagna combat bu noble ci la nekk cause bu noble lay xeex il n'est pas violent yorul arme yorul dara dafa am lu ko naqari ci réewam en tant que citoyen mu wàcc di ko xeex waaye nag bu ñu demee ba nga xamante ni dëkk bi nag xeexal sa dëkk dafa nekk crime man xamatuma ci dara nag ci dëkk bi waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen bégee vraiment kontaan nañ ci ànd bi ngeen ànd ak ñun saa su nekk ci direct yi di leen wax na nag nañ yeewu ku mën a live na nga live nga wax lu la naqari nga génnee lu nekk sa xol ku mën a marche na nga marche bul ci ragal kaso bul ci ragal dara fii am na ay nit ñoo xamante ni dee nañ sax ndax seen dëkk ay martyr lañ Lumumba dee na ndax dëkkam Sankara dee na ndax dëkkam Kadhafi même chose ak ñeneen am na ñoo xamante ni
dañoo perdre seen vie pour leur patrie te Guy Marius Sagna ku ko gis nu mu déterminé nii ngay xam ne kii réewam jaral na ko lu nekk parce que bu doon tàppet bàyyi na bu yàgg xeex bi mais deretu patriote la yore deretu gor la amee waaw kon yéen ñi nga xamante ni yéenay nekk di wax naan Guy Marius Sagna na bàyyi xeex bi ay sénégalais yi jëriñoo xeexal man je suis pas du tout d'accord avec vous je suis désolé d'accord ma donte ñaari nit ñooy xeex sax ah man bëgg naa na ñëpp bàyyi mais man toujours damay bëgg a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy xeexal seen dëkk ëllëg su ko defee sama ay doom su ma fi dee dinañ mën a dugg ci YouTube bi gis na seen baykat liggéey na ndax Sénégal liggéey boobu mu liggéey ngir Sénégal mooy daan na def ay vidéo daan na dénoncer daan na conscientiser ñu xam ne kii kat nekk gi mu nekk Sénégal amoon na njëriñ mais nit waroo nekk sa réew te doo ko jëriñ dara sa réew da nga ko war a jëriñ sur tous les plans nag ak foo mën a féete da nga war a xeex ngir sa réew mu jaral la lu nekk waaye toog rek na yàcc na yasar luñ def baax na xam nga man su ma defee vidéo tey même bu ma 1000 personnes cette année baax na parce que dinañ xàmmee ne kii génn na kaasal na sénégalais yi mu ngi défendre l'intérêt de son peuple loolu rek lañ ci soxla te yàlla loolu la bëgg yonent bi loolu la bëgg l'islam sax avant muy taxaw ak yeneen tarixa yi gars yi dañoo fight pour mu taxaw sëñ Touba avant muy am li mu am nii dafa ñafe ñu jàpp ko exilé ko yóbbu ko Gabon jëm ko toroxal lu nekk def nañ ko moo tax affaire bi taxaw nii tey mouridisme bi mel ni mu mel maam Alxaaji Abdoulaye Niass papaay Baye Niass dafa jël xeej ànd ak Maba Diakhou Ba dem la bataille de Pathé Badiane Paoskoto moog maamam moog nijaayam ak papaam Mouhamed Niass ak Ibrahima Kellel Thiam Seydil Hadj Malick dafay ko ci manière am pacifiquement ba taxawal lim taxaw ak ñeneen ak ñeneen ku bëgg akara nag il faut nga ñeme kaani mënoo wax ne da ngeen a bëgg réew mi baax ba pare yéen ñëpp ngeen toog ne yàcc na yasar te yàlla du wàcc di ñu changer suñu dëkk bi il faut ñu changer suñu jikkooy jéem a yore jikko yu baax jéem a yore jikkooy patriote yàlla nee na la inna allaha laa yughayyiru maa bi xawmihim inna allaha laa yughayyiru maa bi anfusi hatta yughayyiru ma waaw kii bi sax mu ngi may réer aaya bi ndax sama dama mer quoi billaahi wallaahi taalaa ñu leen jox rendez-vous beneen yoon jaa ngeen jëf inna allaha laa yughayyiru maa bi xawmi hatta yughayyiru maa bi anfusihim loolu laa bëggoon wax mais des fois da ngay mer ba nga xamante ni mooy sax daf lay réer kon jaa ngeen jëf merci beaucoup